wa rahmatullah wa barakatuh mbokki askan wi ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu seen télévision Al Mauritania del si feddliwaat kóllëre yi ci ay programme am bu ko defee ñu nuyu njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani di nuyu également ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk doxalinu réew mi yàlla na jàmm yàgg ci réew mi aji feebar yi ak waay làqu yi yàlla na leen buur bi yàlla xaar ca aljana firdawsi bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad mbokk yi nga xam ne dañ nekk ci hôpitaux yi buur bi yàlla fëgg seen bopp delloo leen seen njaboot bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad jamono di wéy ñuy mu dolli geste barrière yi nga xam ni moo lëkkaloo ak xeexum mbas mi ci 4e campagne de vaccination di jaajëfal mbokk yi ñu dem ñàkku ji am na solo lool réew mi ñu ràññee ko ci taxawaayam ak ay doomaanam ci mouvement associatif rawatina ak ci mboolem société civile ñuy def ay jéego yu am solo ànd ak li nga xam ni mooy gis-gisu njiitu réew mi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idriss di faral di teg loxo ay kuréel wala ay kàngaamu réew mi di ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi participer bu baax lool ci doxalinu réew mi rawatina ak ONG bi ñuy woowe ONG AISER ñu nekk ay ndaw yoo xam ni ginnaaw bi mu sosoo ba léegi atum 2007 ñi ngi gën di jóge ndaw yi ci ay xët yu am solo di leen tàggat waaye itam di leen wutal yoon ngir ñu mën a am xëyukaay bokk na ci waaye suqali réew mi war na leen ci la ñu nekk ba tax na ñu teg loxo pàcc bu am solo ci ubbib xeetu rajo bi nga xam ni rajo web lañ koy woowe ñu am ci ay béréb yoo xam ni ONG AISER lëkkaloo na ak UNICEF waaye itam ak association française bi nga xam ni moo fi egsi ci réew mi tàggat ndaw yi ci mbir moomule di ay waxukaay yu am solo Mame Sémou Niang laay dalal ñu ràññee ko ci télévision de Mauritanie waaye itam ràññee ko ci kuréelu ndaw yi nga xam ni dañu ànd ak dëkkmal yu am solo ci fànnu xeex ak yelleefu doomu aadama waaye itam di suqali ndaw yi ci ay tàggat Mame Sémou asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatu. Ibrahima Idriss maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu njiitu kër gi ginnaaw bu ma sante yàlla julli si ñaananta bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant samay ñaari waajur di nuyu sama yaay di ko ñaanal yal na ko yàlla may gudd fan ak wér di ñaanal sama papa fu mu tëdd yal na ko gënal fu mu jógee di nuyu mbokki téléspectateurs yu ni seetaan yëpp di nuyu sama soxna Penda Mame Sidi Diagne asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Penda kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la jox cër rawatina ak soxna Marème Gaye waa kër Pape Mbol Gaye di leen ziyaara bu baax a baax jox leen cër sunu waajur bu baax woowu nga xam ne lu ne dëgmal na ko ci réew mi ñu ràññee ko ci doxaluñu réew mi ci Mauritanie du door ba suñu jëm yàlla tey kon nag ñu ngi koy ñaanal foofu mu tëdd buur bi yàlla xaar ko ca aljana firdaws bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad moo mbokk yi nga xam ni boole nañ leen ñàkk ci jamono yi mu doon ay tiis yu am solo dal tund waalo yi fa tabarakallahu di ko sante yàlla waaye itam di leen ñaanal jàmm rajo web di ay waxukaay yi nga xam ni dafa jóge ndaw yi di ko doxal lan ngeen ci jublu ci réew mi dinaa kontaan si tontu question boobu nga ma posé nii soo déggee rajo web tey dañu seetlu ñu fii si Nouakchott bu dee am na benn la wala amul maanaam jumtukaay bu nu teg la pour permettre tey mën a may jeunes yi fu nu mën a jooyee seen mbëbët maanaam fu nu mën a waxee tey parce que duñu gis ni jeunes yi amuñu outil d'expression maanaam fu nu mën a waxee fu nu mën a jooyee seen ay bëgg-bëgg ak lu nu am lépp lu nu bëgg a waxal du ñuy mujj dem si réseaux sociaux yi di fa wax ak di fa def donc loolu moo ñu poussé ñun tey nu am xalaat boobu noonu ak sunu partenaire UNICEF bu xam ni macha allah depuis boobu ba léegi mu ngi liggéey ak ñun ak partenaire français radio activité bu xam ne ay expert nañu maanaam seen xalaat xarañ la lool si maanaam si wàllum rajo nu ñëw fii nii sunu biir organiser am idée boobu noonu def benn projet bu xam ni tey rajo na ñuy créé rajo boobu noonu dana permettre jeunes yi tey ñu xam ne noo ngi nekk si quartier yu vulnérable maanaam quartier yoo xam ne kenn du leen dégg jeunes yu sore yi bay si côté Waalo jeunes yu nekk yi si Fuuta gën ñu sore maanaam fépp si Mauritanie tey rajo bii nu créé mën na permettre jeunes yi tey seen baat dem ba fu nu soxlo maanaam seen baat fu nu yaakaaru mën na fa àgg yëpp mën na fa àgg parce que lu nu def li tey dana tax ñoom ñu mën a am fu nu waxee fu nu mën a jooyee seen ay soxlo ba ñëpp mën leen dégg ba mën leen dimbali tey taxaw seetlu am na solo lool ba tax na bu ñu déggee li nga jukki dañuy taxaw ci lu mel ni contexte
nga wax fi jafe-jafe aju ndaw yi ci seen mode d'expression waaye ñu ràññee ni ci réseaux sociaux yi luy gàllankoor développement ci la bokk surtout wax naka su dul noonu ak jëfandikoo ko ci anam yu dul noonu mbokk dafa faral di wax ne dafa bari lu muy faagaagal surtout ci forme d'éducation ndaw yi Jokteef la lan ngeen ci xalaat par rapport à donc question boobu tamit naa si sawar tontu lool ndax lii nu créé tey soo tegee dara rek dafa am li nga bëgg a xeex wala lu nga bëgg a dindi wala lu nga bëgg a yokk wala bëgg ko defar tey si loolu nanu jublu tey suñu xalaat tey loolu nanu may nu gis ni réseaux sociaux yàq na lu bëri tey lu yàqu rek réseaux sociaux mu ngi si lu defar encore parce que doon na lu xam ne tey day yokk waxu nit maanaam daf koy yóbbu ba fu mu àggul tey boo bëggee tey sa baat dem fu nga bëgg maanaam fu sore rek réseaux sociaux yi ngay jaar tey parce que ñëpp koy suivre tey tout le monde est connecté ñëpp a connecté macha allah si àdduna bi donc si biir loolu nu gis ne encore ndaw yi yàq nañu lool réseaux sociaux bi yàq na leen lool tey parce que lu nekk ngi si ku si bëgg a baax ak ku si bëgg a bon yëpp da ngay dem si réseaux sociaux yi donc si biir loolu ñun nu am idée boobu noonu créer lu xam ne dafa mel na rajo pour permettre jeunes yi tey may leen maanaam espace bu xam ne daana mën a exprimer wu seen ay idées yu positif suñu amee ay activités yu nu bëgg a teg suñu amee lu nu bëgg a promouvoir mu nekk ay article mu nekk ay conférence lu mu mënti doon yëpp lu xam ne day doxal seen ay mbir ñu defal leen rajo bi former leen wan leen lan moom mooy utilité rajo tey nan nga si mën a waxee et puis mu doon lu yomb lu xam ni jafewul boîte bu ndaw la bu xam ne macha allah suñuy partenaires experts yi ñoo ko defar lu yem lu xam ne formé na leen si formation bu jaar yoon bu xam ne tey ji mën nañu demal seen bopp ñoom xam nañu lan mooy utilité réseaux sociaux te seen image daan ko gën mën defar ba mu gën rafet loolu am na solo lool mbokk yi am di jàmm yi da ngeen jukki bi nga xam ni moo jëm ci waxukaay yu am solo yi nga xam ni def nañ ko ci Nouakchott def ko ci Bassikno bala ñuy ñëw ci pàcc yi nga xam ni le choix des zones d'intervention am na solo lool jaar nga ci lu mel noonu muy indi lu mel ni ay contexte yi nga xam ni dafay dolli dooleel aji ndaw yi ñu gën a defar seen toogaay waaye gën a defar seen image ak seen waxin par rapport aux axes de développement yi nga xam ni tey vraiment ñoom la war am na solo lool Mame Sémou ci tàggat bu ñu yamee ci tàggat ndaxte boo leen indee jomtukaay yu mel noonu dafa laaj ngeen tàggat aji ndaw yi ci Nouakchott ñaata aji ndaw ngeen fi dajal ak naka ngeen dajek ñoom macha allah si Nouakchott jot nañ fi formé ñaar fukk ak benn jeune maanaam yu xam ni ay jeune nanu macha allah jeune yu nekk si biir milieu société civile bi yu xam ni tey ñu ngi jàng am nañu expérience si dara tey formé nañ leen mais choisir nañ leen si nun leen choisir maanaam xool nañu jeunes yu xam ne am nañu tuuti expérience lu xam ne tey professionnel bu ñëwee bëgg leen former tey amoon nañu tuuti matière grise bu nekkoon si ñoom waaw si fànnu niveau am nañu benn niveau bu nu toll woon nu war leen renforcer maanaam yokkaat leen xam-xam si lu nu amoon ak jeunes yu xam ni macha allah jotoon nañ leen former sax ñun si wàllu journalisme bay ñu amoon tuuti xam-xam nu soxla woon ku def suivi bi pour yokkaat leen xam-xam nu woowaat leen sollicité waat leen ñoom ñëpp nu ñëw macha allah mu nekkoon ñëpp exclure nu kenn bu nuy def activité wala nuy def formation chaque fois duñ koy lancer réseaux sociaux yi woo ñu nu xam ni ñëpp ngi si xeet yëpp wala fii tukulóor yi naar yi bambara yi saraxule yi kenn manqué wul ñëpp na ni woo nu ñëw parce que benn xeet bu si gisul boppam rek day mel na ni ñun fayal nañ solution léegi ñu jeex na tàkk kon ñun bu ñuy sélectionné si loolu na ñuy sélectionné ku xam ni formation bi bu dee dafa laaj ko am tuuti xam-xam nga war ko yokk nga jël ko bu dee ko xam ne amul xam-xam da nga ko war a yokk xam-xam nga defal ko donc si loolu nañu sélectionné macha allah ñëpp ñëwoon nañu macha allah dépôt bi bëree woon na ñu xam ne soxla woon mais ñu xool ñu xam ne ñoom noo gënoon soxla ñu gën a yitteel parce que boo jëlee 21 rek dafa mel ne jël nga ñëpp parce que ñooñu ñu ngay formé ñi ay relais na ñuy doon ñoom nooy jàngal ñeneen ñi ñoom nooy won ñeneen ñi fan la yoon bi nekk tamit donc si loolu formé na leen macha allah formation bi noonu ko defee au niveau de Dar Naïm musée national lañ defee formation bi macha allah formation bu am solo la woon bu suñu partenaire français yi ñëwee yokk na leen xam-xam jox na leen xam-xam macha allah ba jeunes yi tey am nañ lu xam ne mën nañ demee si biir loolu formation bi doon na lu am solo parce que jeunes yi bëggoon nañ ko loolu te nit loo bëgg lu nekk da nga si am xam-xam te formé nañ leen ba tey ji mën nañu présenter ay émissions yu neex macha allah di jàllale ay messages te mën nañu couvrir événement yu bëri tamit parce que si biir loolu rek nañ si jublu woon ñu formé leen ñoom bu keneen amee soxla wala buggee
wax li nga soxla maanaam nga am sa programme bëgg ko jàllale wala nga am produit bu nga bëgg a jàllale wala nga am lu xam ne yow bëgg nga mu siiw tey jàllale si réseaux sociaux yi message mu doon message bu positif jeunes yooyu noonu mën nañu ñëw defal la émission bu jaar yoon parce que formé na leen wan na leen yoon bi nan ngeen di waxee nan ngeen di toogee te nan ngeen di jàllale lu xam ne nit mën na ko dégg te doo leen def benn erreur fànnu jukki ci dolli koom waaye itam fànnu koppar mën na ci judd. waaw bon macha allah loolu tamit deuxième aspect bu xam ne xalaat nañ ko tamit parce que si biir loolu matériel bi macha allah matériel bu sophistiqué bu cher la parce que jógee wu fi ñu ko defee ay expert nanu jógee ba France defar ko macha allah def si lu bëri mu mën a def lu bëri mën def ay direct mën a jàllale message mu nekk matériel bu sophistiqué macha allah rajo yóbbuliwu ko dara parce que rajo la comme rajo yëpp te émission bu nit di def si rajo rek war nañ ko si mën a def donc si biir loolu teg nañ ko waaye tamit xam nañ ni defuñu ko ngir finance defuñu ko ngir xaalis mais def nañ ko si lu xam ni mën na jàppale jeune kon tey jàppale jeune yi jàppale aussi réew mi jàppale gouvernement bi jàppale ñëpp parce que ñun programme bu ñuy def rek appui la quoi apport la tey pour yokk gouvernement bi lu mu commencé parce que boo nee rajo rek am na si dëkk kon boo ñëwee def beneen rajo rek am na ñeneen ñu ko bëgg a jàppale parce que jeunes yi xëy na amuñu accès bu bëri si rajo nationale wala seen accès limité na wala yeneen ak yeneen mais tey ñun jox na leen opportunité ak may na leen bunt bu xam ni lu ñu def li teg nañ ko si yoon ba ku bëgg a jàll sa message ku bëgg a wax lu ñëpp a dégg rek mën nga ko wax si rajo boobu Mame Sémou yàgg nga administré doxal li nga xam ni moo jëm ci fànnu projet yi au niveau de ay ZER ak ci sphère bi nga xam ni ñoom la ñuy wooyee les jeunes vulnérables dafa am loo xam ni bëgg naa ci dugg ak yow pour laaj la lan moo tax à chaque fois ci bi ngeen di bind bataaxal ngeen di xalaat ñu gën a sore ci réew mi lu tax macha allah parce que yaakaar naa ni ñooñu ñu gën a sore ñooñu ngay wax ñooñu noo gën a soxla parce que ñu nekk fii nii ñu xam ni jóge nañu lépp ñooñu opportunité yaa ngi seen kanam formation manqué wu leen am nañu xëy na lu ñu fayee ak lu ñu defee ay formation mais jeunes yu sore ñu nekk ñu au fond de Waalo fële jeunes yu nekk yi Fuuta jeunes yu nekk intérieur du pays xam ni courant sax pour nu am ko day jafe si ñoom ndox sax pour nu am ko du ñuy dem fu sore pour wuti ko kon ñooñu yaakaar naa ñooñu noo gën a yellool sax yenn yu ñuy def bu nu mënoon foofu na ñuy commencé ba pare ñëw fii si ville bi parce que ñii am nañu lépp du leen koy présenté te du leen koy defal yenn saay gratuit donc ñun moo tax su ñuy def rek du ñuy xalaat ñu xam ni pauvre nañu ñu nekk si quartier wala ñu dëkk si dëkkaan yu ndaw yi yu nekk si biir xam ni amuñu moyen amuñu chance encore pour def expérience ñoo ngi jéem di def lu nu mën mais seen loxo jotul seen gannaaw seen waajur yi amuñu noonu donc ñun ñooñu il faut que ñu leen di gëstu toujours parce que ñooñu ñooy suñu cible ñun ñooñu la ñuy gën a cible tey pour xëcca leen bay ñu mën a ñëw bu ñu tollawul ak ñu nekk fii sax ñu am lu xam ni ñoom dal na seen xel jërëjëf da ngeen waaxu ba wala ngeen daw ba Bassignou lan ngeen fa jàngat ak lan moo tax macha allah demu Bassignou bi encore doon na lu xam ni yàgg nañ ko bëgg parce que yàgg nañ def projet du bëgg dem def Bassignou nu naanu dafa soreek yooyu mais boo nee Bassignou rek da ngay xalaat camp de Mbéra du ci génn te camp bi macha allah mu ngi denc plus de 60 000 réfugiés ñu xam ni duñu dëkk si benn cadre bu xam ni milieu bu xaw kii la tuuti amuñu accès pour génn dem fu sorek yooyu donc chance la woon tamit nu dem ba foofu xool ñooñu nu ñuy dundee ak nan la leen mënee jàppale ñoom ba maanaam ñun ñu nekk si population bi lu ñu am yëpp ñooñu réfugiés yi ñu mën si am ñoomeen donc suñu xel dem si loolu nu dem ba Bassignou macha allah formé fa yamunu Bassignou parce que dem nañu ba camp de Mbéra dem nañu beneen région bu nekk 60 kilomètres de Bassignou bu tuddee Assala donc nu choisir foofu juróomi jeune fu nekk nu choisir fa juróomi nit maanaam ay jigéen ak ay góor macha allah ñoom ñëpp nu dajale leen Bassignou si maison de jeunes bi foofu macha allah président de réseau des jeunes macha allah bu tuddee Aziz bu nekk Bassignou tamit nekkoon ko xam ni daf nu jàppale trop parce que lépp lu ñuy def moom moo ko jiite maanaam jàppale noonu ba ñuy jógee fii nii si lu bëri si sélection nit yi si dajale xale yi yëpp ak critère sélection yi ñu soxloon si xale yëpp def na ko aywa nu ñëw tamit bay si Bassignou maison de jeunes macha allah inspecteur de la jeunesse Mouhamed Dieye nekkoon ku ouverte encore ku xam ni état la fa représenté moom tamit ubbil nu bunt yëpp yóbbu nu bay si xaakim bu nekk foofu mu mel ni rajo bi fa ngeen ko def rajo bi foofu na nga ko def inspection de la jeunesse inspection ban mbébét ngeen si jublu waaw rajo moom bu ko jeunes yi moomee ngeen def ko ci inspection de la jeunesse loolu moom defe naa ni mébét bu am solo la macha allah parce que du ñu def dara génne si état bi
parce que lépp looy def ba mu jaar yoon tey rek état jàpp na si yaakaar naa parce que état moo ëmb lépp ñun suñuy def dara duñ ko def te jaar na si état lépp looy def procédure la si yoon lay jaar foog nga yëgal leen ba am seen accord donte may nañu sax nu def lu xam ni duñ ko yëg sax mais tamit yoon la rek booy def dara nga yëgal ku xam ni ngeen ànd ceeg waaw autorité nga ànd ceeg autorité administrative administrative parce que daan la yombal lépp daan la yombal si autorisation yi daan la jàppale pour sécurité lu ngay def li te rajo bi fu ñu ko teg sax foofay place am maanaam maison des jeunes wax dëgg yàlla jël rajo teg ko maison des jeunes vraiment pour jeune bu mu bëgg parce que maison soo ne maison des jeunes yi nga fa tegal kon jeune bu am information suñu la yebalee maison des jeunes day mel na ni yow suñu liggéey wàccan donc loolu ñu teg si loxo yu wóor inspecteur de la jeunesse bi mu woo jeunes yi ñu jël jeunes yi former leen macha allah ñoom ñëpp tamit jàngal leen nan la ñuy utiliser rajo bi nan ngay defee émission yu baax nan ngay enregistrer nan ngay copier nan ngay defee montage nan nga koy partager ba jeunes yi tey macha allah am expérience boo xam ne ñoom ñëpp kontaan noonu parce que neen bëriwuñu opportunité bu mel noonu ñuy génn si camp bi ak jógee fu sore ñëw ba biir Basseg nu si ville di def yenn opportunité donc kontaan noonu trop nee nañu ñoom kontaan nañu waa camp bi macha allah te xam naa ni kontaan nañu parce que bu ñuy ñëw du ñuy ñëw parce que kontaante parce que du ñu yàkkamti génn seen camp ba ñëw foofu noonu ba ñun ñu jox leen xam-xam parce que loolu lañ na ni wut ñoom parce que du ñu isolé wu du ñu tëju donte macha allah am nañu ay ONG yu bëri yu leen di jàppale foofu mais ñun tamit suñu ñëwee pour dolli leen tamit ñoom duñ siy sawar lool jërëjëf waaw macha am na solo maam Sémou waaye nag yeneen région yi ñu ngi laaj seen wàll ci mbir mi lan ngeen di def ak ñoom bon macha allah yaakaar naa ñun bu ñuy lépp lu ñuy def fii si Nouakchott du ñuy jàppe ni Mauritanie yëpp la su ñuy def annonce duñ ko yemale Nouakchott duñ ko yemale benn quartier duñ koy lancer si réseaux sociaux yi ñëpp a gis ko même ku bokkul Nouakchott bu buggee bokk sax ñun duñ koy jàppale si suñuy moyen dañu jaral nu yónnee ko paas ba formation bi passé nii sax am na ku jógee ba Roos ba ñuy former jeunes yi Nouakchott ñëw participer macha allah nu kontaan si trop parce que buñ leen wooye am na ñu bëri ñun ñoom nekkuñu fi ñoo ngi excès duñ leen ñëw leen daan leen jox paas parce que bëgg nañu ñëpp participer si am na ku jógee ba Roos ñëw am nañu jógee ba Kayidi macha allah ñoo ñëpp recevoir nañ leen fii defal leen ay formation bay nu yëg ko jox leen attestation yokk leen xam-xam ba pare yaatal lépp ni leen rajo bi du rajo Nouakchott rajo Mauritanie yëpp la rajo Rosso la rajo intérieur la ku soxla rek ndax réseaux sociaux yaa ngi fu ne waaw jeex na waaw lëkkale na mbokk yi fu ñu mënti nekk ci réew mi naka ñëpp jàppee noonu ay rajo waxukaay yi nga xam ni dafa ñëw révolutionner lépp li nga xam ni moo jëm ci doxalinu réseaux sociaux yi maam Sémou Niang jaar na ci léegi te dama koy bamtuwaat nañu jàpp ni mbir bu amee lu mel ni suqali wala implanté ay rajo web ci gox yi su mel na Bassirou ak fii ci Nouakchott wax na léegi ni jàppale nguur gi ak accompagner dans le bon sens gis-gisu aju ndaw yi vers le développement mode d'expression yi ak mode de présence yi et ma yaakaar ni entre les décideurs ak les mouvements de jeunes yi nga xam ni dañu am ay mébét ak seen champ seen deret bu tàng ku ne xam na aju ndaw lu mu représenté ci askan wi dañuy jàpp ni rek ànd buy dox la boo xam ni dañuy àndandoo waaw décideurs yi bu ñu xalaatee xale yu jukki seen kaddu ñu lëkkale ko muy jur koom ci réew mi loolu am na solo et cela passe à travers les radios web certainement ñu ngi ñaan yàlla mu antu léegi dañuy wax ci li nga xam ni moo jëm ci fànnu pérennisation dëgmal ngeen projet bi implanté ngeen rajo yi tàggat ngeen ndaw yi ëllëg fan ngeen jëm macha allah xam naa ni fu nu jëm fi ëllëg moom mooy que ni réussir rek nañu bëgg si rajo bi te pour loolu tamit teg nañ lu xam ni yaakaar naa ni dana tax rajo bi continuer parce que jeunes yi ñu formé tey dañ leen di defal ay renforcement de capacité maanaam duñ leen di gën a yokk xam-xam waaw daanu jël experts yu baax maanaam yoo xam ne mën nañu continuer si wàllu communication ak journalisme di leen tàggataat di leen yokkaat xam-xam di leen gën a wan yoon bi jàng nañu tuuti rek mais dañuy yokk rek samp ay programme yoo xam ne tey duñ koy teg ay programme te ñoo ngi si sax tey parce que bëgg nañ leen accompagner fii bay si kanam fii si kanam a kanam bëgg nañ leen accompagner jeunes yooyu noonu daanu dem ba macha allah daan leen di dégg daan leen di gis parce que tey jii luñ leen defal li ñoom bëgg nañ ko bëgg nañ commencé nañ te dara xewagul kon yaakaar naa ne bu dara xewee incha allah daanu àgg fu ñu jëm mën na xeex ndool
ci fànnu jeune. macha allah lutter contre le chômage. création d'emploi. mën na xeex lépp. parce que loolu nañ si jublu tamit. boo créé dara rek da nga am nu nga bëgg a jëlee ay nit yoo xam ni nekkul woon si dara nga teg leen ci dara. kon tey loolu moo tax tamit nu créé ko. parce que dana permettre yeneen jeunes yu xam ne xamul woon sax. daan leen mën a jël tey. tàggat leen si wàllu boobu wàllu journaliste di leen wan yoon bi tey. jëlee leen si ñu nekkul woon si dara te doon di nelaw rek tey. nga permettre leen tey. parce que fii koo gis rek dafa frustré am na jeunes yoo xam ne génnul seen kër du ñuy toog di ñaxtu rek ñooñu am nañ lu ñu wax tey kon boo leen tegalee rajo ba pare cadre leen ni leen c'est vrai que am nga lu bëri nekk sa xol waaw mode waxin bu ngay wax bi amal ni nga koy waxee gën ko defaraat waaw am nga lu nekk sa xol lu la metti bëgg nañ nga wax ko mais teg ko ci yoon cadre leen def ak ñoom ay émission waxtaan ak ñoom delloo si leen ba ñoom daanu sawar si loolu parce que ñu bëri tey expression rek nañu soxla moom moo indi tey rappeurs yi ngay gis du ñuy denc lu bëri seen xol bëgg ko kii rek ñuy dem di woy di waxu kenn xamul parce que tey bëgg nañu génneel nekk seen xol mais amuñu fu ñu koy génnee moo tax ñuy def yenn yi mais yaakaar naa ni boo cadré jeunes yooyu rek tey dañ leen jàppale ba ñoom tey daanu génn fu nu newoon dem fu gën foofu waaw mais bu ñuy wax ginnaaw góor bu ne jigéenu jàmbaar mi ngi fa mais loolu bu ñu koy wax ca kër ga la laa ko xalaate woon mais ci lang gi nga xam ni jëflante ak création ak xeetu projet ak leadership bu mu la bëggee nataal xeetu Aji Soxna boobu sa xel ci kañ la dem. kooku ba mu ko waxee sama xel day dem si sama présidente. Tabaram madame Tabaram. madame Tabaram Boye. elle est très jeune. macha allah. elle est jeune ànd bi yàgg na yàgg moom ànd bi yàgg na macha allah yàgg na trop. surtout yàgg moom waaw surtout macha allah. waaw waxuma sax le personnel. mais am na lu bare yoo xam ni témoignage la. war nga ko mën a jukki ci moom. waaw macha allah nekk na jigéen bu engagé bu xam ni bëggul lu dul développement des jeunes. jàppale xale yi enfants de la rue ñu nekk si mbedd bi. ñu amul ñu liggéey ñi macha allah tey jeune boo fi gis rek. macha allah bëri nañu fi ñu xam ne tey ñoo ngi taxaw tey di wax. am na ñu mel tey di wax bay nu dégg leen grâce à Azer tey jàpp na si lu bëri Tabar tamit jàppale na leen lu bëri jàppale nañu jàppale na ma jàppale na ñëpp kon ñun yaakaar naa ne transmission yi def rek génération par génération la parce que bu ma jàngee si kenn rek wala bu ma jàngee si moom rek damay jàngal ñu topp si man ñooñu tamit jàngal ñeneen kon pour te dire Azer école la rek école bu xam ni dafay jóg pour jàppale jeunes yi rek di leen renforcer di leen yokk xam-xam tey pour ñu mën a avancer mën a instruire mën a insérer wu ba tey ku nekk mën jàpp si dara lu xam ni yow dina mën doxal réew bi daal parce que bu ñëpp a jàppee rek réew bi jëm kanam dañu faral di gis ngeen di lëkkaloo TRAC ak UNICEF foofu ngeen bëgg yem wala nguur gi aussi ak yooyu ci seen jogteef ñun si jokkalante bu ñuy def bi amuñu limite yaakaar naa mën nañu liggéey ak partenaires yëpp parce que yemuñu si UNICEF dëgg la jàppale ñun depuis 2016 tey bu ñu waxee rek Azer rek mën nga wax UNICEF d'une part mais balaa UNICEF gisuñu woon kenn ñun la woon après mu fekk siñu si yoon bi tamit ñeneen daal ñëw fekk siñu parce que boo nee Azer rek UNICEF ngay xalaat parce que moom ngay gis toujours si gannaaw am na état bi mu ngi fi am na yeneen projet yu nekk fii nii comme bon ay CF ak The Children ay action ay yeneen ak yeneen ak Institut Nations Unies yëpp macha allah du ñuy jokkalante ak ñoom am nañu jàmm ak ñoom déggoo nañu ak ñoom parce que ñoo ngi liggéey lu xam ne ñoom soxla nañ ko ñun pour xale yi nañuy jàppale te ñoom jeunes yi nañ fi nekkal donc bu ñu gisee organisme bu nekk fii di jàppale jeunes yi ñoom du ñu def lu dul renforcer que gën ko yokk gën ko jàpp si lan financièrement ak matériel loolu rek ñun soxla loolu moo am solo nga gis nit di dem nga ñëw jàppale foo jëm fii laa jëm amuloon oto nga jox ko oto rek mu dem fu mu jëm problème mu jeunes yi en général ci réew mi am nga ci yaakaar bon problème jeunes yi am naa si yaakaar bu baax parce que yaakaar naa ne nous on est parti de rien engagement rek moom mooy demal nit kanam kon jeunes yi bu nu bëggee dara rek ku nekk dafa war a jóg jàpp si dara bul toog xaar kenn état ñëpp la fi nekkal kon gëmoo chômage bon chômage man gawuma ko am na mais man gawuma chômage pour man chômage si xel la rek ci xel la nit bu toog defoo dara rek yow yaay chômeur ku bëgg a jóg rek jàpp si dara rek yow jóge nga si chômage parce que amul métier bu fi nekkul kuy raxas oto sa gannaaw kër gi sax kooku du chômeur mu ngi am dara donte dafa ñëw si gannaaw kër gi gis espace rek jël ko indi ay bidon ay ndox ay omo commencé di fomp journée bu nekk mu ngi wàccee mën na jur njëriñ ñi nekk si garage yi ñii di manœuvre ji kon yaakaar naa ne soo métier amul engagement rek moo am waaw ak gëm sa bopp incha allah bu ko defee yaakaar naa chômeur du am si dëkk jërë ngeen jëf mbokk yi am di jàmm yi seen télévision Al Mauritania Ibrahima Idriss dalal Mame Sémou Niang bi nga xam ni mi ngi yëngu ci ONG Azer mu nekk ONG boo xam ni yàgg na jàppale ndongo daara yi les enfants de la rue mu nekk kuréel woo xam ni kuréel wu am solo
madame Tabara Mbodj jiite ko dégg ngeen léegi de passage muy wax xarañteefam ñu koy témoigner aussi ci langue gi parce que réew mi fa tabarakallahu defkatu lu baax yëpp xamante nañu ñu ngi leen di dolli dooleel Mame Sémou boo mooy liiral ay kaddu yu mujj à travers rajo bi waaye itam seen doxalin jëm ci ëllëg lan ngay jukki dama naan rajo bi am na tey lu ñu si jublu woon te am nañu yaakaar loolu antu parce que lu ñu si jublu woon mooy yee jeunes yi rek bay ñu gën a yeewu si réseaux sociaux bay ñu gën a xarañ ba mën di jàll seen information parce que jeunes yi leen rek nanu manqué moom mooy nit ñi di leen déglu te yaakaar naa rajo bi boo ko defee tey am na ni nga koy médiatiser ba ñëpp xam ko te nit ñaa ngi koy commencé xam te macha allah ñun lu ñu def sax nit ñi xam ko parce que macha allah yàgg nañ fi visibilité bi moom visibilité bi macha allah defuñu dara di woote naan ñëw leen jàpp si parce que lu ñuy def nañ si ba pare def nañ ko ba pare lu ñu mënoon wane nañ ko ba pare te nit ñi gis nañu xam noonu donc il suffit nu def benn action rek ñëppay daw ñëw dinu wut si ñëw pour jàng si ñëw pour xam lan la kon alhamdulilah ñun du ñuy sant yàlla bu baax loolu tamit un mot à la maman waaw macha allah ah oui une grande dame. waaw macha allah dans le système éducatif. macha allah système éducatif moom yaakaar naa marqué na si empreinte am. macha allah ak famille bi tamit ñun famille intellectuelle laa mën wax sax. macha allah parce que ku nekk am na fi nga jàpp. macha allah kon ñëpp a ngi def seen wareef daal. pour jéem a doxale ñun ñëpp engagement moom dafa nekk dafa yaakaar naa suñu deret la nekk. engagement social communautaire. pour doxal sa réew kanam. defar famille bi. jàppale mbokk yi yooyu. tout ça on devrait aussi. se rappeler d'un grand homme qui a disparu aujourd'hui, qui fut Hakim, quelque part, qui, je rappelle que moi, Wajuru, Mame Sémou Niang, mi ma jàkkaarlool, bu ñu nee Ibrahim Niang, de Guy Dakar, et puis c'est des grands hommes. Peut-être un mot sur lui. Oh, xaw ma ndax mën naa wax moo si moom mais. Oui. Bon mën naa wax ni sama idole la daal instant bi man su may wut référence rek si sama papa laay wut référence quoi parce que c'était un administrateur ku engagé woon la ku dévoué woon pour dëkkam la ku dévoué woon pour village am la ku doon jàppale ñëpp la amul woon xaar ma yàlla ñëpp ay xaritan noonu woon ku ko soxla woon ku nekk mu ngi fii pour yow ku ko bëggoon yëpp bëgg na la donc macha allah marqué na empreinte am def na lu xam ni tey ñi ñaa ngi koy wax woyam fayul macha allah donc ñun yàlla na ñu jël tànkam ba mel ni moom allahumma amin incha allah te xam naa ne waajib nekk loolu lay ñaanal doomam allahumma amin ba tey def lu xam ni moom defu ko allahumma amin incha allah mbokk yi am di jàmm yi Mame Sémou Niang à travers l'ONG AISER jukki ay waxukaay yi nga xam ni yu am solo la ñu ci réew mi di participer ci aspect développement aju ndaw yi waaye itam seen expression ñu fexe ba dooleel ko jubal ko mu doon loo xam ni même suñuy utiliser réseaux sociaux yi ñu utiliser ko ci anam yi nga xam ni daf leen di dolli waaye du leen wàññi day dolli société bi waaye du wàññi société bi dina dolli itam am li nga xam ni mooy confiance nguur gi ba ñu mën a jokkalante ak ay ndaw yoo xam ni xam nañu lu fu ñuy taxaw xam nañu lu ñuy wax waaye itam jukki rek ngëneelu réew mi lañ ci tàmm ba tax na ñu jaajëfal leen di rafetlu bu baax teewaayu Mame Sémou Niang ci télévision Al Mauritania di ko jaajëfal di nuyu madame Tabara la grande la coordinatrice du GTCF pour la Conféges di ko nuyu bu baax a baax jox ko cër ak mboolam famille bi jox leen cër bu baax a baax mboolam personnel u ONG AISER di leen nuyu yàlla na rajo yooyu def seen cër mu dugal koom waaye itam xale yu gis ci seen bopp bu baax ndax am na solo c'est une innovation première remerciant l'UNICEF et nos partenaires qui sont exactement en France di leen jaajëfal bu baax a baax jox leen cër doomaanu réew mi rek ñoo ciy gagné incha allahu rabbi waaye itam fàttewuñu la société entière mbokk yam di jàmm yi ñu jox leen dig daje beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh